dafa mel ni Aïcha mi ngi noonu yéen a ngi seetaan en direct li nga xamante ni moom mooy seen émission matinale préférée di Petit Déj ni ma koy waxee saa su ne ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax suñu mbokk internet yi nga xamante ni ñuy suivre actuellement waaye itam di partager bu baax a baax commentaire itam ñu ngi koy gis bu baax a baax alors damay daal di nuyu la très belle Coro Maxu Mondela sama magu bopp. yaay Luna maa ngi lay ziar bu baax a baax. delloo naa la ziar bu baax a baax awa di nuyu Pape di nuyu Mbaye Babacar Pathé ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi seen it heure bi duñu seetaan. tey nit nga laal nit sama mag ji daa xam couleur nag daa xam couleur bu baax nit la laal. dégg day tooñ tàngaay bee ko waral. Aïcha bu ko defee bu kanamee rek dinañ daal ñëw ci li nga xam te moo gën a fës ci toile yi incha allah alors. Pape Ndiaye ñu daal lay bàyyi nga daal dugg ci justice tey ñu fas yéene waxtaanee def suite par rapport ak cas bi nga xamante ni moom moo ñeel mbirum François Mancabou. waaw mbirum Mancabou la ñuy yeggali rek. defoon nañ ci waxtaan jotaay bi passé donc tey dañ ciy def suite. suite et pas fin. Occasion la également parce que da ngeen di faral di dégg saa su nit faatoo rek da ngeen di dégg ñuy wax lu jëm ci wàllu autopsie donc ci dinañu expliquer un peu lan mooy autopsie. naka lañ koy defee ak lan mooy li nga xamante ni moom moo fay xew. parce que man en 2017 fekkee naa foo xamante ni fii ci Sénégal benn ci l'hôpitalu Sénégal yi. foo xamante ni defee nañ fa autopsie. ma xamee fa jàngee fa lu baree bari ci naka la ñuy defee autopsie donc dinañ ci joxe explication yu leer a leer donc balaa ñu ciy ñëw mu bëggoon def quelques observations préliminaires parce que pour affaire Mancabou li nga xamante ne man moom laa ci gis moo di ne ñun ñëpp xam nañu Mancabou fi nga xamante ne foofu la nekkoon garde à vue muy sûreté urbaine. dëgg la pour man gur fi ñu toll nii li nga xamante ni moom mooy première mesure bi nga xam ne waroon nañ ko jël en attendant muy am enquête buy leeral François Mancabou ci ñan anam la ñàkkee bakkanam mooy sûreté urbaine ki ko jiite ñu relever ko de ses fonctions loolu mooy lu jiitu la ñu war a def. parce que tamit man mënuma comprendre bu fekkente ni dee dafa am ci commissariat yi ku ñu téye ci commissariat de police garde à vue ba nga faatu fa immédiatement commissaire bi dañ koy relever de ses fonctions avant sax enquête bi di joxe li nga xamante ni moom mooy dogalam. donc lan moo tax ñu koy appliquer ci commissariat yi duñ ko appliquer sûreté urbaine man jaaxal na ma ñaareelu mbir bi mooy. bu fekkante ne benn faatu sax moo fa am mais gis ngeen faatu yi nga xamante ne am na fi ci at mi yëpp fële nga xam ne moom mooy sûreté urbaine te ba léegi amul benn mesure conservatoire boo xam ne jël nañ ko Abdou Faye bi bokk ak problème ak Boy Djiné foofu la faatoo ak tamit Mancabou bi nga xamante ne moom lañ fiy tudd nii tey am na tamit beneen boo xamante ne amoon na fi ci diggante bi te yéen a ngi fàttali ko Elimane Touré bi mu faatoo commissariat du port soxna si nekkoon ki jiite woon commissariat spécial bu port jamono yooyu dañ ko relever de ses fonctions incident bi mu amee fële ca pharmacie Patte d'Oie ba ki jiite woon commissariat bu Parcelles Assainies jamono yooyu dañ ko teggi woon foofu noonu en attendant enquête bi di leeral leneen ak leneen Matar Ndiaye bi ñu ko fàttee fii Grand Yoff nga xamante ni waa élément commissariat jëppal police jëppal ñoo doon def ramasse bu dugg secteur u jàmbur muy secteur u Grand Yoff dàq ji ko ba dugg ko foofu tiire ko fetal mu yem fa jamono yooyu ki jiite woon commissariat bu jëppal dañ ko relever woon de ses fonctions donc bu fekkee ne dee dafa am ci commissariat yi immédiatement commissaire bi jiite commissariat boobu dañ koy teggi foofu noonu relever ko de ses fonctions lan moo tax sûreté urbaine faatu yi commencé di fa bëri à chaque fois te jëluñu benn mesure conservatoire pour man loolu benn genre 2 poids 2 mesures la boo xamante ni warul am te yaakaar naa ne bu Abdou Faye ba mu ñàkkee bakkanam commissariat central bu fekkonte ni ki jiite woon sûreté urbaine jamono ki ko jiite teggi woon nañ ko de ses fonctions amaana François Mancabou du faatu ba lii di ci am loolu benn mbir la beneen mbir bi tamit mooy à chaque fois damay insister ci sûreté urbaine di wax ni buñ ci jógul dina fi mës a indi jéye boo xamante ni benn régime du ko mën a attan te régime bu daanu sax xaj na ci ndax tey jii nii mën naa la wax ni les plus grands maîtres tortionnaires de la police sénégalaise maanaam policiers yi dàq duma dàq torturer dàq méttital fitna yi nit yi nga xam ne dañ leen a teg loxo ña nga dajaloo sûreté urbaine. d'accord pour man sûreté urbaine le commissaire ak son adjoint dañ leen a war a relever de leur fonction immédiatement en attendant enquête judiciaire bi di leeral Mancabou ci yan anam lañ ko fàttee parce que mboolem enquêteurs yi nekk sûreté urbaine kenn ku ci nekk xam naa sa jaar-jaar kenn ku ci nekk xam naa enquête boo mës a def kenn ku ci nekk PV boo mës a defar bu yegg si tribunal xam naa PV bu fa mu mujjee donc su ma nee les plus grands maîtres tortionnaires de la police sénégalaise sont regroupés à la sûreté urbaine je sais très bien de quoi je parle mais peut-être que temps bi moo ko dul maye pour ma wax leen ñaata enquêteurs a nekk sûreté urbaine kenn ku ci nekk ban enquête nga mës a def yéen ñit ñoo ñu mës a jaar say loxo ñan nga mës a torturer ak PV boo mës a defar bu yegg see tribunal nan la PV bi mujjee maintenant du ñëpp nag wax dëgg yàlla sûreté urbaine boo fa demee am na fa enquêteurs yoo xamante ne franchement ils sont irréprochables dañuy def seen liggéey correctement ni ko yoon diglee du ñu torturer du ñu dóor dañuy respecter droit wu nit ki nga xamante ni moom moo nekk en garde à vue kenn rek laa fay tudd turam te sañ naa ko tudd mooy adjudant Diagne ajjuma vraiment voilà un enquêteur professionnel exemplaire koo xamante ne xamaluma ko benn
jaar-jaar boo xamante ne wala benn violation droit garde à vue du samay kaddu nag ay nit yu jot a jaar ci ay loxoom ba mu defal leen enquête ñoom ñoo taxaw def li nga xamante ne moom mooy seede boobu donc pour man mesure conservatoire yi dañ ko war a jël sûreté urbaine pour man dañ ko war a tas ña fa nekk ñëpp lañ fa war a affecté jëlee leen fa yóbbu leen feneen indi fa keneen ku bees maintenant à défaut de ça bu loolu amul le commissaire chef de la sûreté urbaine doit être immédiatement relevé de ses fonctions en attendant enquête judiciaire di leeral François Mancabou ci yan anam lañu ko faatee te déjà autopsie bi génn na sax di révéler yaakaar naa ni anam yi nga xamante ni moom lañ ko faatoo li leer ba leer daal mooy te dama ciy insister waat François Mancabou jotul yegg prison ba mu nekkee garde à vue ak ñam fa nekkandool garde à vue yëpp dañu leen yóbbu tribunal déféré leen mais moom garde à vue la jóge police directement dem principal kon la ko daleewu ko prison parce que damay dégg ñenn ñi di ci accuser administration pénitentiaire naan waa garde yi nañu leeral na mais kii jot woon dem kaso tàbbeegul woon ci loxo garde yi parce que balaa ngaa tàbbi ci loxoy garde yi il faut mu am décision de placement sous mandat de dépôt boo xam ne procureur moo ko jël wala juge d'instruction loolu yëpp jotu cee am police la jógee dem principal jabaram fekk ko fa ci anam yi mu ko fekkee te moom François Mancabou avant muy faatu wax na def na ay audio envoyé ko famille am donc famille am bés bu ñu waxee yuuxu dina jëpp fu ñu ko foogeewul mais loolu enquête judiciaire bi moo koy dina ko leeral bu baax te pourtant sax gis nañ jabaram génn na def ay révélation ci anam yi nga xamante ni moom la ko fekkee woon ci hôpital principal ak kaddu yi nga xamante ni moom François Mancabou jot na ko koo wax mu doon na mbir yoo xamante ni vraiment jamono ji ëlëm na xelu askan wi ndax ñi ngi naan dañ ko torturer wala dafa subir foofu ay mbir yoo xamante ni dafa doy waaye ñeneen itam ñi ngi naan dafa doon mbëkk li nga xamante ni moom mooy gris yi peut-être moo ko yóbbee li nga xamante ni moom la nekk di kii tey gis nga man mbir bu amee kilifa yi génn ci wax man damay dem xool li nga xam ne moom mooy perception sénégalais maanaam explication yi nga xamante ni ngir ñu jiite joxe nañ ko naka la ko askan wi gisee bi nga gisee procureur def conférence de presse boo demee ci réseaux sociaux yi da ngay gis ne pratiquement convaincrewul kenn ci li nga xamante ni noonu la ñuy waxee ni noonu la faatoo Mbaye Babacar mbëkk miir est-ce que mën naa indi ndiglu damm mbëkk miir mën naa indi baat bu damm wala ay tànk yu paralysé waxuma la élan sax waaye kooku moom anam yi mu amee moom franchement parce que bu fekkente ni dañ ne comme par exemple jotul egg prison ba pare ñu ne gris yi la doon mbëkk loolu c'est paradoxe mais waa ji nee na garde à vue c'est-à-dire garde à vue c'est-à-dire dafa am dañ lay denc foo xamee ne que dañ lay surveiller waale nit ñi dañ lay bàyyi xel ñoom garde yi dañ lay bàyyi waale xel waaw c'est-à-dire di la xool ça invoque la question de la responsabilité de ceux qui étaient en garde jour boobu noonu maanaam ñoom naka la ñuy mën a xullee ba nit nekk di mbëkk miir pendant 13 minutes léegi ñu ne ñoo kooku ñu ngi muy garde à vue daanaka sénégalais yu ci bari seen xel dafa teey mais avocat yi nga xam ne ñoom ñoo toog avocat wu famille Mancabou avocat wu ki nga xam ne ni moom mooy tey madame Mancabou et tout ñoom ñi génn gis nañ maître Mamadou Diallo génn barki démb boo Ndiaye toal naa ko fi wax ne ñoom jotuñu benn vidéo 13 minutes boo xam ne bàyyi nañ leen ñu visionné ko pour xam exactement lan moo fa c'est le procureur qui l'a dit kon am na luñ ci ndëppal procureur ba mu koy wax moom mu ngay dugal sax enquêteurs yi policiers yi ci centrale yi newoon foofu yëpp mu ngi leen di dugal parce que loolu ça veut dire que foofu non assistance à personne en danger dafa am gis nga nit ki muy agité wu di yëngatu te demoo jàppale ko ensuite comme police centrale ku xam police centrale xam ne fa ñuy denc nit ñi am na ay caméras de surveillance mais caméras yi lan lay jëriñ man finalement je me demande caméras yi lan lay jëriñ parce que Abdou Faye bi bokkoon ak booy jënee problème dee na fa mais ba léegi génneeguñu lan moo tax génneewuñu image caméras yi nañu nii la deewee teñ ne ci njàmpe la xoro te ku képp koo xamante ne dañ lay placer garde à vue ceinture sax doo ko takk lépp loo xam ne mën nga koo utiliser pour xaru dañ koy dindi ci yow moo tax nit ñi bu ñu yeggee prison sax boo defee ay resta dañ koy dagg donc loolu nekk na mbir moo xamante ne franchement mbir mu doy waar mais enquête bi dina leeral lépp bu ko enquête bi leeralul rek beneen enquête coutumière bi dina ko leeral loolu moom ñoom am nañ seen tradition boo xam ne lu faat seen mbokk dañ koy xam te bépp bien boo xamante ni utiliser wu am na ko fi bu ñu ko war a doon dañ koy xam képp ku ci laale wala képp ku takk ci faatu Mancabou bu yeboo nga waajal say bagages. léegi man dama bëggoon ñëw Pape sànq yaa ngi wax ne que jot nga am expérience ci naka la ñuy defee autopsie. genre expliquer ñu maanaam est-ce que c'est de l'ordre donc des médecins exclusifs ou bien am na yeneen corps étatique yu nga xamee ne que ils doivent intervenir ci nu ñuy defee. waaw déjà li may njëkk a leeral mooy autopsie ñeenti hôpital ñoo ko fi mën a def Sénégal. du hôpital yëpp a koy def mooy Dantec.
mooy CTO mooy hôpital bu Thiès ak hôpital bu Saint-Louis ñeenti ñi ñooy def lu weesu ñeenti hôpital yi amul benn hôpital boo xam ne da nga def autopsie même Fann du ko def. ñaareelu mbir bi mooy du médecin yëpp ay def autopsie. ñi koy def dañu nekk lu ñuy tuddee ay médecins légistes. autopsie du caaxaan il faut nga def bac plus 20 nga am bac ba pare jàngaat 20 ans. bac plus 20 soog a mën a nekk médecin buy def autopsie. parce que autopsie dafa nekk mbir mu complexe boo xam ne dañuy tijji yaram bi xotti ko. donc non seulement ñeenti hôpitaux yooyu ñoo koy def mais il faut que médecins légistes yi ñoo koy def maintenant médecins yi nekk Sénégal ñu ci bëri nag di def autopsie du ñu ay médecins légistes parce que fay bi ñu leen war a fay parce que dafa métti imagine ki jàng bac plus 20 mais loolu du caaxaan kooku dañ la war a fay bu normal mais dañ la moo tax intéressé wuñu duñ la fay bu baax ba ci jamono yi passé dans un passé récent ki jiite woon service boo demee hôpital Dantec service bi ñuy def autopsie ko jiite woon du sax ab sénégalais benn ay ñi ci bëri nag duñu ay sénégalais ñoo koy ay étranger ñoo koy jiite non seulement médecins yi koy def dañuy jàng bu bëri duñu leen fay li ñu leen war a fay mais aussi seen matériel bi ñuy liggéeyee sax ñoom ñoo koy def te dama lay xamal ni Sénégal dañoo xarañ ci wàllum autopsie bëri na ay dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk sous région bi nit dafay faatoo sax ñu indi corps bi Sénégal pour ñu defal leen autopsie côté boobu moom wax dëgg yàlla Sénégal dañ cee xarañ lool mais malheureusement exploité wuñ ko parce que ña fa war a spécialisé wu boo gisee yenn médecins yi sawaruñu trop spécialisé wu lu jëm ci wàllum autopsie c'est parce que fayuñu leen am na benn ancien président Guinée-Bissau boo xamante ne ba mu faatoo sax fii lañ ko indi Sénégal pour defal ko autopsie léegi nag autopsie naka lay demee xam nga un reporter c'est celui qui a vu et entendu man en 2017 fekkee naa autopsie fii ci benn hôpitalu Sénégal médecin ya ko fa nekkoon ñi ngi may dégg waa hôpital boobu noonu ñi ngi may déglu xam nañ li may wax autopsie yow famille ki deele bu sa mbokk faatoo te ngay douter ci anam yi ñu ko faatoo ndax dañ ko roy ou pas am nga droit de laaj autopsie mais mënoo saisir directement médecin bi def autopsie il faut nga jaar ci procureur parce que procureur rek moo mën a activer médecin yooyu pour ñu def autopsie bu fekkente ne yow famille bi yaa ko demandé amul dërëm booy fay lu dul ne peut-être ay frais yu ñàkk fayda yu ndaw yoo xamante ne pour jënd yenn matériels yi nga xam dañ koy soxla ay eau de javel ak ay gants ak ay yu ni mel foofu lañ koy defee donc famille bi mën na ko demander tout comme aussi procureur mën na ko demander directement médecins yi ñoom bu ñuy ñëw ñi nga xamante ñoom ñooy famille yi mënoo assister autopsie bi police mën nañ ko assister mais famille nit simple nii mënoo assister li nga xam ne moom mooy autopsie bi mais famille yow li nga mën mooy tànn sa médecin désigner sa médecin bu ñëw assister autopsie bi loolu mën na nekk te nit koo xamante ne dañ ko jot a autopsier certificat d'inhumé mënu koo suul parce que dafa am ñaari këyit parce que suul nit te amoo autorisation délit la Sénégal même liir bu juddu tey liir bu juddoo tey faatu tey balaa nga koo suul da nga war a am autorisation boo ko deful délit la inhumation sans autorisation délit la bu dee mort bu naturel la mort normal mairie ngay dem ñu defal la ñu jox la lu ñu tuddee permis d'inhumer te permis d'inhumer boobu noonu balaa nga koy joxe il faut que médecin jox la certificat de constat de décès këyitu médecin buy wane ni kii faatu na parce que xam nga Sénégal parfois dañuy gis nooyeetul rek ñu jàpp ni kii na te loolu wóorul il faut nga woo médecin ba mu seede ni kii faatu na nga soog a dem mairie jox la permis d'inhumer nga suul ko boobu mooy mort bu simple mais bu dee mort boo xamante ne dafa jaaroon autopsie wala mun ñu rey ko ak yu ni mel il faut ñu li nga foofu noonu permis d'inhumer dootul doy beneen këyit la boo xam ne certificat aux fins d'inhumer la te boobu procureur ak commissaire ñoom ñaar ñëpp ñoo koy contresigner pour que nga mën a suul sa néew léegi corps bi bu ñëwee ci fi nga xam ne fa la ñuy defee autopsie médecin bi li muy njëkk a def mooy bon durée bi sax dama koy autopsie 2 heures de temps maximum du passer 2 heures de temps maximum 2 heures de temps ñu dóor autopsie bi mu daanu boo demee fii par exemple ma jël exemple ci 4 hôpitaux yi ma wax ni ñooy def autopsie boo jëlee exemple hôpital Dantec dinañu def 7 autopsies par jour bés bu nekk dinañu juróom-ñaari corps dinañ ko ubbi xool lan moo rey nit ki boo jëlee ci année bi 400 corps dinañ ko autopsier diggante 2013 ba 2017 1905 corps autopsier nañ ko fii ci hôpital Dantec boobu Dantec kese la parce que Dantec moo ëpp li muy def autopsie tamit parce que médecin légiste bu Dantec c'est le médecin légiste attitré de la justice sénégalaise lu bëri ci enquêtes yi gën a mag Sénégal hôpital Dantec mooy def autopsie bi donc vraiment ñoom seen réputation en matière d'autopsie nekk na loo xamante ne lu kenn natable wu la léegi autopsie bi nan lay demee corps bi bu ñu ko tëralee ba médecins yi ñëw takk li ñu seen gants yeeg seen masque yeeg protégé wu def li ñu war a def yëpp dañuy njëkk a def examen externe maanaam dañuy xool yaramu nit ki nga xam ne moom moo faatu est-ce que yan trace moo fa nekk yoo xam ne mën naa wane ni nit ki faatu na parce que bu fekkente ne dafa xaru buum bi muy takk ci baat bi am na trace bu muy bàyyi foofu noonu bu fekkente ne dañ ko xoj am na trace boo xam ne daf koy kii ci baat bi donc examen externe la ñuy njëkk a def lépp lu ñu fa constaté ñu relever ko boobu c'est très simple bi ci gën a doy waar nag mooy autopsie foo ko dégg mooy dañoo tijji kooru nit ki waaw te buñ koy tijji dañuy xotti lu ko dalee ci diggu bopp bi
ba suufu tànk bi dañ koy xotti ubbi bu ñu taseeg foo xamante ni yeex la dafa am lu ñu tuddee scie gis nga scie yi menuisier yi di utiliser mais da ci am scie boo xam ne scie électrique la bu ñuy branché ci courant boo xam ne 500 000 francs lay jar moom la ñuy jël utiliser ko pour ubbi fépp foo xamante ni yeex la par exemple bu ñu def autopsie bopp bi dañ koy xar dañ koy ubbi dañuy dagg der bi utiliser si bi xar ko ubbi ko génnee yuur bi teg waaw bu ñu defee loolu ba pare ñu ñëw ci dënn bi buñ ko ubbee dañuy génnee xol bi teg génnee ñaari poumon yi teg génnee foie bi teg génnee rein yi teg génnee pancréas bi léegi nag corps humain cër yi mu fi tudd yëpp benn bu ci nekk dafa am poids bu mu war a peser poids boobu noonu bu ko weesoo rek wala mu néew ko rek kon li rey nit ki foofu la jóge d'accord par exemple boo jëlee xol bi cœur xolu nit 250 grammes la war a peese léegi médecin yi bu ñu autopsie bu ñu tijjee yaramu nit ki ba génnee xol bi teg ko ci balance bi mu ëpp 200 grammes wala mu néew ko rek kon li rey nit ki ci foofu la jóge d'accord donc xolu nit cœur bi 250 grammes la war a peser nga ñëw ci cerveau bi maanaam yuur gi buñ ko génnee dañ koy teg ci balance médecin bi def autopsie bu tijjee bopp bi ba génnee yuur gi da koy teg ci balance cerveau bu dee bu góor la 1200 grammes la war a peser bu jigéen bi mooy peser 1200 grammes bu góor bi 1500 grammes ok donc cerveau ku góor moo gën a diis bu jigéen xaw ma nag lu tax sañu maa wax ni ci côté intelligence parce que góor a gën a intelligent jigéen moo tax ñu doy waar lii rek tax ñu doy waar voilà donc daal cerveau bu dee bu jigéen 1200 grammes lay peese bu dee bu góor 1500 grammes bu ko ëppee wala bu néew ko rek kon li rey nit ki foofee la jógee bu ñu jógee ci cerveau bi dañuy dem ci foie bi boobu 1200 grammes la war a peese bu ñu jógee ci foie bi ñu ñëw ci poumon bi bu fekkente ni poumon droite bi la mooy bii boobu 600 grammes la war a nekk poumon gauche bi moom mooy nekk 500 grammes loolu mooy poids normal bi nga ñëw ci rein yi nit ku nekk ñaari rein nga am donc rein yi benn bu ci nekk 150 grammes la war a peese nit nag mën naa am benn rein ba pare di fonctionner rein dafa cher bu la neexee mën nga ko jaay pancréas bi moom mooy peser 100 grammes donc lii mooy poids wu normalu organe benn bu ci nekk léegi médecin légiste yi bu ñu def autopsie bu ñu tijjee yaram bi xotti ko xar ko ba pare benn bu ci nekk dañ koy peese bu ñu peese tolloowul ak poids bi parce que boo duggee salle bi ñu defee autopsie am na benn tableau bu ñu fa affiché boo xam ni organe bu ci nekk dañuy bind poids bi dañuy bind le cœur 250 grammes cerveau bu dee jigéen 1200 grammes bu dee góor 1500 grammes ni bu ñu peese mu am différence ci poids normal bi mu war a peser rek li rey nit ki foofu la donc dañuy orienter seen investigation ci côté boobu noonu ak yeneen i mbir yoo xamante ne dañ koy def bu ñu ci paree nag ci la ñuy ñëwaat corps bi dañ koy ñëwaat ba yow boo ko gisee sax doo mën a xam ne lii ubbi woon nañ ko parfois ñu bàyyi ci trace yoo xamante ne bu ñu la joxaatee néew bi yow pour nga mën a dem sangu suuli da nga ci gis mbir yu doy waar yoo xam ne da lay jaaxal mais donc autopsie bi moo koy waral parce que dañuy tijji yaram bi léegi nag li tax cas yu mel noonu yow sa mbokk bi fa nekk nii famille bi da ngeen war a tànn seen médecin bu dem teewal leen ci autopsie bi assister ko li tax mooy xam nga am na ñuy faatu ñu bëri ñoo xamante ne ay corps yoo xam ne kenn du leen réclamer bu fekkente ni par exemple accident bu amee fi nit faatu ci sapeur pompier dañuy ñëw jël la yóbbu la l'hôpital mais yaram bi am na durée bi mu fay def boo xam ne say mbokk bu ñu ñëwul dañuy jàpp ñooñu dañu leen di boole ci corps anonyme yi mooy ñi nga xamante ne chaque 3 mois xaw dañ leen di yóbbu fële suulandoo leen en masse noonu bon au début sax benn fosse commune lañ doon def dugal leen ci ñoom ñëpp mais léegi loolu amatul vraiment dañ koy def avec décence am na ci sax association yoo xam ne ñoom ñooy voilà képp koo xamante ne am nga sa mbokk boo xamante faatu na corps bu nekk ci morgue l'hôpital yi am na diir boo xam ne bu ko fa defee te kenn jël siwu ko kenn ñëwul réclamer ko ñooñu dañuy dugg ci corps anonyme yi te kooku noonu ay cëram dañ koy considérer comme don à la science. ok don à la science donc kooku bu ñu koy autopsie xol bi mën nañ ko jël denc ko. médecin dañ koy jël utiliser ko par exemple pour ñiy jàng étudiants yi nekk fac médecine ñu ciy jàng di ci étudier. looloo tax bu ñuy def autopsie sa mbokk war a tànn médecin bu fa teew parce que bu fa teewul. waaw sa mbokk bi mën nañ jël benn cëram rek. yóbbu ko di ko ci université di ci jàng étudiant di ci loo ci xam. yow yaram bi ñu lay jox dañ koy ñëwaat ba mu ne cocc. doo xam ban cër la ñu génnee ci moom. moo tax lu nekk nga fay xew. moo tax bu ñu doon aventuré wu di dem di sulli néew yi di xaraat seen yaram yi pour xool cër yi la fa nekk la fa nekkul dinañu découvrir lu doy waar fii ci Sénégal dafa doy waar mbir mu doy waar a ngi noonu donc autopsie ci anam yi lay amee léegi nag médecins yi nga xamante ne ñoom ñoo koy def dinañu def ay prélèvement dinañu def ay examen toxicologique ak yooyu yëpp dañ koy def ba de telle sorte que nit ki bu fekkente ne dañ ko posone ñoom dañ koy xam parce que dañuy tijji mbàq yi dem ba ci mbàq yi di def foofu noonu ay prélèvement ay examen ay lépp nit ki buñ ko posonee ñoom dañuy xam ni kii poson moo ko rey
parce que d'habitude rapport autopsie yi nga xamante ne nit yi dañ ko poisonné empoisonné boo xoolee conclusion bi médecin légiste dañuy def congestion généralisée des viscères boo xoolee ci dossier enquête de saa yoo ko gisee loolu rek ça veut dire que nit ki dañ ko poisonné bu ñu poisonné nit ki dañ koy xam nit ki buñ ko xojee ba mu faatu dañ koy xam nit ki bu fekkente ni dafa xaru dañ koy xam nit ki bu fekkente ne dañ ko jam fetal dañ ko tiire balu fetal mu faatu médecin dañ koy xam nit ki bu fekkente ni dañ ko jam paaka mu faatu mooy li nga xam ne rapport autopsie yi nga xam da nga ciy lire objet contendant dañ koy xam médecin légiste bu tijjee yaram lépp lu faat nit ki da koy wax donc ñoom médecins yi seen rôle mooy waxloo nit ku dee loolu mooy seen rôle ñoom c'est-à-dire faire parler les morts bu ñu tijjee yaram bi lépp lu faat nit ki dañ koy xam mu jógee ci anam yi nga xamante moom laa tudd nii yëpp moo taxit am na ci faatu yu suspect yu doy waar yoo xamante ne dañuy nit gis nit ku ne cocc dara dal ko jékki-jékki rek ñu ne la ne këndëng mais loolu war na pousser famille ñuy douter dem ordonner autopsie parce que mën na am ñu posone ko parce que Sénégal réew la moo xam ni lépp a fi am tribunal bi journaliste yi dem tribunal dinañ ma seede am na fa ñoo xam ne dañu leen di atte parce que dañu posone ay nit dëgg la at bii passé am na femme bu ñu fa indi woon boo xam ne dafa posone woon faram faram bi ab tubaab la benn allemand bu riche am alal mu bëgg doon alal bi dem posone ko mu dee am na ci femme boo xam ne dañ ko indi woon parce que da doon jéem a posone jabaram Sénégal luñ la ni mënta nekk rek luñ la wax gëmal loo xalaat daf fiy am jur doom rey ko day am ak jur doom xoj ko jur doom xoj ci asib xoj ci loo xalaat ci dëkk bi dafay am dëgg la dama bëgg a ñëw déjà Pape ma laaj la si sa développement yaa ngi koy wax tout à l'heure moom mooy le temps maximum ci autopsie bi maanaam 2 heures de temps la 2 heures de temps ñu xam exactement maanaam néew bi lan mooy li ko rey mais lan moo tax ñun au Sénégal on a toujours du mal à ce que ñu am alors des résultats yu ñuy jox ci ay cas yoo xamee ne que ça touche dans le domaine donc public exemple le cas de Mancabou alors je pense c'est-à-dire day tardé quoi day tardé c'est-à-dire je sais pas est-ce que médecin yi bu ñu paree information bi fi mu war a jaar fi ñu war non je veux dire lu tax muy jël temps ça prend du temps en fait ok gis nga jël yàggaay boobu nag du ci médecin yi man ni la xoolal matul sax 2 heures de temps maximum 2 heures de temps en 2 heures de temps médecin bi dóor autopsie am tijji corps bi détecté li muy détecté tëjaat corps bi après mu def rapport détaillé envoyé ko procureur bi ko def la woon enquête donc mbir mi nag parfois foofu lay tardé parce que parfois nit mën na faatu ci anam yoo xam ne mu am ay information yoo xam ne bés bu génnee mën naa indi taalub réew donc yu ci bëri foofu noonu procureur day discuter ak le ministère de la justice ak kilifa yi ñu xool naka la ñuy communiquer par rapport à ça parce que du résultat autopsie bi la ñuy publier de am na ci résultat yoo xam ne buñ ko publier woon am na ci loo xam ne bu génnoon ma dem am na benn en 2017 consulté naa archive benn ci l'hôpital yi fii par rapport ak autopsie yenn kilifa yi nga xam ne moom lay faat ba ci Xaadim Bousso bi nga xamante ne autopsie hôpital Fann bi hôpital Dantec bi la ñu defee autopsie am na fi kilifa yu bëri yu faatu yoo xamante ne seen autopsie la leen faat dëgg génnul bés bu génnoon mën naa daaneel ab régime donc parfois moo tax parfois mbir yi di tardé parce que dañuy xool lan la ñu war a génne ak lan la ñuy warul génne loolu mooy première raison bi mais am na beneen deuxième raison bu tax mbir yi di tardé xam nga Sénégal moom c'est un pays de trafic en tout genre Sénégal lépp la ñuy trafiqué visa wak dégg nga maam lépp la ñuy trafiqué ba ci certificat médical de complaisance falsification damay mere paate rek dem ci benn médecin mu defaral ma certificat médical pour mu mën ko porter plainte parce que loi bi nee na loi bi nee na arrest xam nga certificat médical dañ ciy def ITT mooy nombre de fan yi nga war a noppal à partir de 21 jours arrestation obligatoire faw nit ki dañ koy jàpp yóbbu ko kaso mais am na ci ñoo xam ne dañ ciy abusé dara du leen dal cocc la ñuy def parce que boo defee certificat médical repos 21 jours ça veut dire que yow 21 jours yooyu wala 6 jours yooyu wala 45 jours da nga war a dem tëdd sa kër mais da nga koy wut tey ñu ne la na nga mi jour de repos ëllëg sa yaa ngi dox say soxla dëgg la léegi nag lii tax deuxième raison bi tax autopsie yi di tardé mooy Sénégal parfois résultat autopsie dañ koy trafiqué vous vous rappelez certainement de l'affaire Chérif Ndaw mooy sapeur pompier bi nga xam ne dañ ko faatoon ci camp d'entraînement woon fële ci Thiès ñaari rapport autopsie moo mën a am moo génnoon ñaari dëgg mënul am déedéet c'est vrai benn rapport autopsie ne mort naturelle maanaam dafa heure deew moo jotoon rek dara rayu ko dëgg la bi ñu defee contre expertise ñu gis ni kat lii du mort naturelle dañ koo torturer duma ko duma yu métti ci anam yooyu la faatoo médecin bi njëkkoon def affaire bi dañ ko traduire devant la justice inculpé ko yóbbu ko tribunal atte ko jour boobu bi ñu koy atte salle 4 famille waa ji faatu famille Chérif Ndaw dañ naroon dal ci kawam bu dul woon gendarme yi nekk foofu tribunal lambaay doon na ñëw jour boobu dañ ko naroon a faat donc moo tax képp ku fi sa mbokk faatu rapport autopsie bi génn naan mort naturelle demal nga demander contre expertise parce que Sénégal lépp la ñuy trafiqué
loo xalaat dañ koy falsifier. et ça rapport demande pas autopsie les sax dañ koy moyens falsifier. exemple la famille demande ça demande pas que ñoom ñu fay. amul fay. am yenn moyens. même soo bëggee def contre expertise. amul fay. d'accord yow famille bi amul dërëm booy fay mais foog nga jaar ci procureur nag parce que mënoo dem directement saisir hôpital pour ñu def autopsie. mais ñan ñooy trafiquer rapport yooyu Pape Ndiaye. c'est la grande question looloo jar a ñan laaj. ñoo koy def man loolu moo ma jaaxal fi mu ñi mu arrangé wu. bi ngi noonu de. loolu la de donc amul fay bu dee bu médecin bi famille bi demandé boobu dërëm doo ko fay. certificat médical man jaaxal na ma. da ngay gis comme par exemple ñaar jote sa faaw am na ko tooñ. mais ñoom ñaar ñëpp dañuy am certificat médical. ñoom ñaar ñëpp mu doon lu doy waar. sa waa kër naan la dem wuti waaw certificat médical. maanaam kun gaañ ak kun gaañut. kin gaañ day am certificat médical kin gaañut am certificat médical. kon daal am na louche nga ca. ku dugal plainte. waaw. nga xam ne louche nga en ca. tout cas mu doon lu doy Donc, waar mi ngi Pape noonu, Ndiaye voilà. ñu bàyyi la rek nga daal daanale foofu très rapidement vraiment. voilà donc comme tey suite et pas fin la woon peut-être bii di ñëw bu amaatee beneen information bu ci am rek dans l'affaire Manka bu dinañ ci ñëwaat bu baax a baax. kon da ngay topp kaab ba keroog mu yëf yi di leer incha ba allah yëf yi di leer incha allah vraiment loolu jamono ji askan wi soxla nañ ko bu baax a baax ñi ngi posé ay questions yu bëree bëri ci cas bi nga xamante ni moo ñeen bi François Manka boobu bu ko defee dañuy daal di amal une courte pause